salaamaaleykum mbokki internet yi mbokki éleveurs yi ñu ngi jaar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay waaw tey nag élevage sans frontière moo dikkaat fii bergerie Sylla Mokhtar fas yéene fii wéy la liggéey bi waaw ñu ñëw pour présenter leen sujet ñu fekk fi suñu xarit suñu doomu ndey ñu yàgg ànd ak moom liggéey bi ñu koy wax Seydina Omar waaw yàgg naa dem fu ne nag di taaral liggéey bi fu ñu dem mu jëmal bis bi ba ñëpp seen xol sedd waaw tey nag bergerie am lañ ñëw nii waaw fas yéene fii wéy la liggéey bi waaw bergerie bi daal moom nii la mel. salaamaaleykum di nuyu ñëpp di ziar particulièrement ñi nga xamante ne ñooy bëggee élevage sans frontière laadum bi nga xamante ne moo nekk Kaolack fi mburu mi du xayamee bi nga xamante ne tey xar bu ñu fa filmé rek waa adduna bi yëpp dañuy sawar a seetaan vidéo yi di ci jëlee xam-xam mucc ay di ñu wooyee fu nekk nag di ñuy laaj vidéo yi toog nañ ay semaines yi semaine defuñ vidéo waaye appel yi solol nañ ni tey ñu ñëw fii bergerie Sylla Mokhtar fekk fi champion bi ñuy wax Seydina Omar di gën kaa xam ci Omar l'expert bu Sidi Habib Niass tey Omar moom dañ daan ànd ak moom fu nekk di fa dem di filmer ay xar di fa dem di waxtaan ci ay sujet mu am expérience ci xar yi wax dëgg fa yàlla maîtriser pédigré xar yi ba ci descendance xar yi tey ñu ñëw fii fekk fi Omar mu yëkkati bergerie Sylla Mokhtar yóbbu ko ci beneen niveau parce que bu ma forna ci yooyu laadum ñu ne Sylla Mokhtar am na recrutement bu mu waaji def recrutement boobu nag Omar Sow l'expert dana ñëw leeral leen ci lu bëree bëri waaw parce que Sylla Mokhtar dafa ñëw pour yëkkati niveau bi dafa ñëw façon xeetu champion bu ne doomam a ngi fi façon xeetu champion bu ne doomam a ngi fi ay sëtu All Black doomu All Black ay sëtu Galactique ay doomu Roi Bachir maanaam loo xalaat rek ay jamaa sëtu jee ñëpp a ngi fi xeetu xar bu ne mu ngi fi tey Seydina Omar ñi lay jox rek pour nga commentaire par rapport ak fi nga fekk bergerie Sylla Mokhtar ci niveau bi mu nekk ak high level bi nga wax moom nga ko bëgg yóbbu parce que man toujours damay dégg ngay faral di wax naan bergerie Sylla Mokhtar daa fu ma ko fekk waaye am na fu ma ko bëgg yóbbu tey Seydina Omar l'expert ñëw nga dawal ñu ci loolu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah beneen yoon suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di nuyu waa li nga xam ne moo di site internet élevage sans frontière laadum bi nga xam ne tey ay ndaw yu dynamique ay ndaw yu bëgg xar ay ndaw yoo xam ne ndaw yu am ambition lañ ci élevage bi la tey ñoom ñoo ko créé ci mel ni ñoom Abdourahmane Cissé ñoom Mourtala Touré ñoom Moussa Seck Aliou Diallo Yoro Diallo Ali Gueye ñu ngi leen di ziaraat bu baax a baax tey ngeen ñëw fekk si ñu fii ci suñu bergerie di bergerie Sylla Mokhtar nga xam ne mi ngi fii ci ñaari tali ci rond point orange bi macha allah tey ngeen fekk ñu fi ñu di leen dalal bu baax a baax ndax fii du suñ bergerie du bergerie Lamine Sylla waaye bergerie waa Agaro bu Kaolack la bergerie bu Rams laadum la donc kon comme li ñuy wax rek mooy Seleka donc élevage yu Kaolack moo ñu ñor tey ngeen ñëw fekk si ñu fi ñu tàmbali fi liggéey boo xam ne liggéey bu exceptionnel la fekk fi ay sujets yoo xam ne ay sujets yu exceptionnel la ñu recruter leen tàmbali liggéey bi te war ko yóbbu nag fu soree sori ndax comme ni ko Abdourahmane waxee am na recrutement boo xam ne recrutement bu mag a mag la def nañ ko fii ci bergerie Sylla Mokhtar muy kan muy ñaari yaar nekk doomu maître Yade nekk doomu bâtonnier ba pare ñaari yaar moomu yaayam nekk doomu Mifta kon kooku jeune mâle boobu noonu moo war a ñëw yeggali liggéey bi nga xam ne moom la base de femelle bi nga xam ne moom la bergerie Sylla Mokhtar liggéey tey ñu yor fi ay sujets yi exceptionnel doomu All Black ang fi comme ni ko Abdourahmane waxee mu yéene doomam bu jigéen tamit mu ngi fi moom All Black doomam bu jigéen boo xam ne yaay ji doomu Galactique la ay doomu héritier mi ngi fi Roi Bachir yaayam nekk doomu Pële Mbay macha allah doomu sëtu magistrat tamit mi ngi fi moom tamit ba tey yaay ji nekk doomu Roi Bachir ay doomu Jama Noir ñi ngi fi ku ne xam ne Jama nekk doomu Fat Jara ak Elias doomu Maxu Sëy mu ngi fi ku wax Maxu wax élevage sëtu booy séréer bi le recordman tey sëtam mi ngi fi doomam direct mu ngi fi muy Barikalla yaakaar naa Abdourahmane doomu cant sax mi ngi fi cant bu mu dramé ay xar yu exceptionnel des bêtes de qualité
moom lañ fekk fii ci bergerie Sylla Mokhtar tey ngeen fekk si ñu fi ñu war a waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moo di suñu émission YouTube élevage sans frontière. waaw Moussa ba tey may kontaan ci yow rek ci liggéey bu rafet bi ngay def yow mi nga xamante yaay suñu jinne caméraman waaye di kontaan ci Aliou Diallo borom mbégte tey ñu war a jox champion boobu ñuy wax Ali Gueye borom Prési Père Ndiaga Ali Gueye borom Père Ali Gueye bi nga xamante ne moo juddulu champion boobu ñuy wax Cheikh Lo Ali Gueye borom Omar Lex Super tey Ali Gueye nekk ci élevage Kaolack bi jël Mbaye Sène def ko njaatigéen Mbaye Sène koo xam ne moo yoroon Pathé boo koy dangay wax Lemzo boo waxee Lemzo wax Lamine dangay boo waxee Pathé da ngay wàcc ba ci descendance ñoom jeebi tey Ali Gueye lan nga ñu mën a wax ci élevage Kaolack ak ni muy doxee ak jéego yi éleveur di def ci côté recrutement fi mu toll ni éleveur Kaolack yi dañoo tànk maanaam dañuy dem Dakar xool la fa gën a rafet ñu jël ko indi fii ñu gis Ali Gueye fi mu toll ni Kaolack yeneen façon xeetu mboote ñu fiy juddu Ali Gueye yéen ban commentaire ngay defal par rapport ak question ba la laaj. asalaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokki éleveurs yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay waaw di wax tey ñoo ngi fii nii ci bergerie Sylla Mokhtar waaw tey ñëw fi seet si ko ànd ak sama gars yi fii fekkee seen émission bi kenn ki ñu koy wax Abdourahmane kenn ki ñu koy wax Seydina Omar kenn ki ñu koy wax Mourtala Touré waaw ak imam Yoro fekk fi Moussa Seck fekk fi Seydina Aliou Diallo waaw Abdourahmane maa ngi lay nuyu baax de ziar question bi ma laaj am naa si sawar pour tontu ci parce que ñun waa Agaro Kaolack wax dëgg yàlla ñoo ngi liggéey bu ma tëkk ci élevage bi parce que boo xoolee fu ñu toll nii grand yi fi nekk ñoo ngi def ay recrutement yu doy waar yu garaaw yoo xamante ne bii dañ koo indi rek pour jeunes éleveurs yi nekk Kaolack pour ñu gën a mën a jàppale wu jëm ca kaw jëm ca kanam waaw te incha allahu rabbi danañ ko liggéey bu mucc ayib waaw ku nekk ku si mel ne Père Modou Niane daf na recrutement yu doy waar keneen ku si mel ne Père Xaar daf na recrutement yu doy waar ak ñeneen ak ñeneen waaw laaj ma nag ci benn côté bi ma gën a sawar muy Pathé nga xam ne sama njaati gi moo ko yor ñu koy wax Mbaye Sène waaw wax dëgg yàlla moom it élevage Kaolack jàpp na ci bu baax a baax maa ngi koy nuyu moom it bu baax di ko ziar di ko jox wàccuwaay di ko ñaanal jàmm parce que gannaaw yàlla maa ngi koy sant bu baax ndax gannaaw yàlla li ma am ci élevage lu mu bon maa ngi koy sante quoi ndax parce que liñ naan bu tey lekkee waaw na ko gërëmee coy waaw comme waaw wolof bi dafa setul quoi parce que lu mu bon moo ma teg loxo quoi ba li ma am ci élevage bi maa ngi koy sante bu baax waaw macha allah parce que élevage Kaolack te gis naa fii aussi li ma laaj ni mbote yi ñuy judd bu mucc ayib waaw mbote yoo xam ne bi bu judd rek nga ne macha allah macha allah son yi ñu wane doy na waar macha allah lépp daal maanaam rafet na élevage Kaolack rafet na macha allah. waaw ba tey sama gars yi yéen a ngi ci biir chaîne YouTube bi élevage sans frontière ba tey suñ beneen xarit ñëw fii fekkee émission bi yàgg kaa fekkee aussi yàgg ñee gunge ñuy dem di filmer xar fu nekk di wax ci xar yi fu nekk mu nekk koo xamante ne nag maanaam daf ne faa nga ci élevage bi moom kenn du ko jeex boo waxee mu talaa rek balaa ngeen ci turé ba ñëpp xam nañ xam ne kooku mu nekk koo xamante ne tey maanaam dafay dund coowu élevage moom mu talaa moom di nekk éleveurs yoo xamante ne dañuy dund wàllum takk rajo gi kenn xamul tey Moutalla ñëw fii ci bergerie Sylla Mokhtar war a fekkee émission bu ñu war a def Moutalla ban commentaire ngay def par rapport ak bergerie Sylla Mokhtar ak Omar Sow li mu fekk fii ak ni nga xamee Omar Sow fan la war a mën a yóbbu bergerie Sylla Mokhtar ak Omar Sow am na capacité jël Sylla Mokhtar yëkkati ko ba keroog mu yegg fa ñuy dégg ñoom Galaya fa ñuy dégg ñoom Ladoum SN fa ñuy dégg yeneen bergerie yi mag yi. asalaamaaleykum mbokk internet seen YouTube élevage sans frontière maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen gërëm di leen sant waaw man nag xam naa ñu bëri fu ñu sama kanam dañu ma xaar moom élevage bi ma ci gan ñu bëri xam nañ ma waaw di si international waaw man la Moutalla Touré le grand Killing comme kàkk de Kaolack leen nuyu di leen ziar nag nuyu sama mbokk éleveur nekk Kaolack yëpp en particulier ñu ma bokkoon ni tey plateau bi waaw Abdourahmane Cissé Seydina Omar Aliou Diallo Moussa Yoro ak Ali Gueye suñu paa bi waaw ziar naa ñëpp leen bëggee bu baax a baax tey nag ñii nii en direct si bergerie Sylla Mokhtar bergerie Sylla Mokhtar ko dégg maanaam xam ne mën naa ne man nag mën naa moo doon bergerie bu gën a mag fii Kaolack waaw bu gën a top Kaolack waaw un jeune yore ko un jeune dynamique waaw naan ko Lamine Sylla waaw yore ko nekk un expatrié di liggéey bu ci ay liggéey boo xam ne maanaam ku ko waxu tamit da nga soxor mais grand bi ngi investir il est en train de viser la barre haut
waaw tey nag ñëw maa Bergerie fekk maanaam l'expert Omar ko xamante Omar xam ne Omar maanaam éleveur la mais tey grand Lamine Sy la jël ko bàyyi ko responsabilité bi bàyyi ko Bergerie boo xam ne xoola mën naa ne maanaam amul dara muy envier Bergerie Galoya wala Bergerie maanaam Baye Cheikh wala beneen Bergerie ndax frère bu nekk Dakar Bergerie bi koo xool xam ne am dara lu leen envier ñu bàyyi ko un jeune boo xam ne il est dynamique mu Seydina Omar ñu ñëw fi ne fekk ci yéeme waaw di fekk maanaam doomu All Black ñu waat fekk doomu Makhoussé boobu recordman bi ñu waat fekk doomu Jama sama gars yi nag Jama xam naa ñu bëgg xam mais Jama Kaolack fii xoola xar na fi de doomu Elias doon doomu Koromak waaw Koromak macha allah maa suñu góob macha allah ñu waat fekk fi tamit ay doomu héritier nekk si roi Bachir waaw yéen a ma gën a xam waaw sama gars yi nag mooy profité si occasion bi di leen wax ne maanaam incha allah tamit na gars yi bàyyi xel tamit Kaolack am lu ñuy waaj ma dafa ne benn annonce Kaolack am lu ñuy waaj muy Saleka rek di jàppoon décembre 2020 mais ins bi maanaam xam nga rek à cause du Covid moo tax ñu repoussé ko mais xam naa nag na gars yi préparé c'est à 2021 sama gars yi da ngeen bàyyi seen xel de dafa am wax yu éleveur doon wax tàmm ko dëkkat si waxu nit ñi bu ko jawlu si élevage Kaolack mais sama gars yi su ngeen ñëwee ñu ngi fi yéeme Kaolack lu leer la wax Kaolack saa yi champion yi Dakar yëpp seen doom ngi fi lu leer laa la wax te lu ngeen xamul nag am na champion yoo xam ne ñu ngi Dakar gars yi di leen jël ay millions de mais incha allah Sénégal dinañ ñëw fi daaw si Kaolack saa fi wax noonu dëgg na waaw di nuyu nag maanaam suñu président waaw Père Diaga Ndiaye doon président Agro en plus di nuyu tamit notre président Père Gaye nekk président Rams ñu Père ñu membre d'Agro macha allah sama gars yi li wax na maanaam sama gars yi maa ngi bàyyi si ñaari jinne de Seydina Omar ak Abdourahmane ñu ñëw nag développé xam nga li ñu def maam li introduction la woon waaw ñu nag développement bi maa ngi bàyyi sama ñaari jinne yi ñoom ku leen xam-xam ne maanaam ñoom wax moom ak doxal rek ñoo doy. waaw sama gars yi ba tey ñi ñëw fii depuis kii bu am solo plateau bu am solo par rapport ak Omar Sow par rapport ak Ali Gueye par rapport ak Moutala Touré ku ci nekk wax fi loo xamante ne ku ko dégg da nga xam ne lii xam-xam la tey Omar Sow nga wax recrutement bu am solo maanaam fi élevage toolu tey bu ñu waxoon élevage montagne la tey da ngaa dem ba ca cappaandaw ga nga dindi ci montagne ba xeer indi ko seen montagne tey doomu bâtonnier 120 dafa fekk ci élevage bi 115 yokk ci yeneen centimètre battre record mais ñaari yaar doon doomu bâtonnier doon doomu kii mètre watt doon doomu bâtonnier tey Omar recrutement bi ngeen def noonu xam naa ne moom ay millions génn na ci loolu moom leer na ma naññi mais ñaari yaar yaa ngi doon doomu Mifta Omar tey moo wax la tey loxo dara jëmee Omar tey boo waxee Mifta wax ñaari yaar wax bâtonnier dama lay wax histoire 2016 salalam 2016 Omar magistrat moo jëloon pay Mifta topp ci gannaaw Soleil topp ci gannaaw ñoom ñëpp kenn ki nekk doomu Aïcha muy magistrat doomu Aïcha la Mifta nekk doomu Gelwaar papa ji doomu Aïcha la Soleil nekk doomu Lamine yaay ji doomu Aïcha la Kumba Gaw la nga gis ñetti sëtu Aïcha taqaloo di def concours kon loolu la dalay wan ne maître yàdd bu ñaari yàdd bi su ñëwee fii dana am beneen liggéey bu mu fi yeggali mun naa ne day jëlee bergerie Sile Mokhtar yóbbu ko ci high level ba tey maanaam ñaari yàdd doomu bâtonnier la bâtonnier ku ko wax doomu bàyyi Grand Rane ku ko wax doomu bàyyi Makhoussé ku ko wax doomu bàyyi Nassor tey bâtonnier moom nekk bergerie Baraka bu Omar Cissé di fa jur ay femelles yu homogène ci côté production maanaam bâtonnier boo xoolee ay doomam ñun ñëpp ñoo niroo critère ci seen njoolaay ci seen morphologie ci seen esthétique boo xoolee seen couleur yi ñuy yore maanaam carte d'identité la yore nga indi sëtam fii sëtam direct yaa ngi doon doomu Mifta Omar nga gis ne Mifta ak magistrat histoire la ñoom ñaar dañoo jongante saladam histoire la Mifta ak magistrat nga jël maal boo xam ne yaa ngi doomu Mifta la papa ji doon doomu bâtonnier kon nga jël loo xamante ne tey mun nañ ne élevage la en 100% parce que Mifta sax mun naa ne li ko magistrat gagné woon bëriwul ay centimètres yu ndaw la ko gagné waaw critère additionnel la ko gagné lu ndaw la ko gagné nga jël loo war kaa indi fii mu ñëw fi nag fekk fii doomu All Black bi Omar Sow boo waxee All Black da ngay wax doomu format doomu Subeeru boo waxee Subeeru wax kan wax doomu première dame Omar Sow
Soubeyrou kan moo ko jur Soubeyrou Maña moo ko jur Soubeyrou moom moo jur kan Soubeyrou moo jur Forman moo jur kan Forman moo fi jur ay champion yu leer nañu ci élevage bi di def ay production yu jéggi dayoo boo waxee ñoom first choice wax xeet googu noonu wax ñoom Naomi Campbell moo Forman ñu bokk ndey ak baay nekk ay doomu Soubeyrou tey Omar Sow ngeen yore fi doomu All Black mu yore deret bu wóor surtout première dame loolu du ay caaxaan maanaam première dame beneen dimension la ci élevage première dame dañuy jël doomu góor gi teg ko Birahim femelle judd ci muy première dame muy Pathé Ndiaye waaw Pathé Ndiaye li ñekk Kabila bi la boo wàccee ci Pathé ñi jël femelle Pathé Ndiaye boobu noonu teg ko champion boobu ñuy wax Boy Séeréer di bàyyi nation di bàyyi ado Boy Séeréer di bàyyi Kumba Gawla Boy Séeréer moom jur première dame ñi jël première dame teg ko champion boobu ñuy wax magistrat ñoom moo say judd ci avant loolu nag Maja la koy njëkk a teg Maja nekk doomu kan Maja nekk doomu Birahim doomu Algor waaw Maja nekk doomu Algor yaayu Maja nekk doomu kan nekk doomu Biram Jéeme yaayu Maja nekk doomu Biram Jéeme moo fi jur kan moo fi jur Jéena Omar maamu ñaari yaar nu nekkee maamu ñaari yaar ah donc Maja yaay doomu Biram Jéeme lañ jël teg ko doomu Birahim bi Hawa Jéena judd ci Jéena lañ jël teg ko Watara Aïcha judd ci ñu jël Aïcha teg ko Cheikh Diop magistrat judd ci ñu jël magistrat teg ko Linguère ba dañoo judd ci jël ba dañoo teg ko doomu Mifta ñaari yaar judd ci Omar kon ñaari yaar bu ñëwee am nu mu war a taxawee ci élevage Kaolack war a doon kilifa maanaam dafa am xar yoo xamante ne seen descendance ba keroog ñuy dee kilifa la ñu doon parce que doomu ñay kenn du ko ñaanal gudd fan kenn du ko ñaanal rëy doomu ñay kenn du ko ñaanal rëy gudd fan rek nga koy ñaan gudd fan rek ñaari yaar bu soobu yàlla bis bu ñëwee élevage Kaolack fii ba teg fi tànk ji bergerie Sile Mokhtar éleveurs yi Dakar danañ xam ne fii éleveurs yi caaxaan nañ parce que Sile Mokhtar dafa yëkkati level bi Meta doomu Gelawaar maanaam Omar Sow ci gàttal daal fii man dama yàq sonn mais fii li fi nekk kenn xamul lan la dama lay jox kàddu gi rek nga dawal yaa ma gën a xam ca kanam. waaw Abdourahmane comme ni nga ko waxee rek lañ koy continuer di nuyuwaat mbokk internet yi bu baax a baax comme li mu wax rek ci bergerie Sile Mokhtar wax dëgg yàlla ñu ñëw fi tàmbali fi liggéey boo xam ne liggéey bu exceptionnel la war cee ànd ak suñ grand Lamine Silla mi nga xam ne mooy propriétaire u bergerie bi ak suñu yaay soxna Fatou Touré moom it di ko nuyu de passage tey ñu indi fi ay xeetu xar yu exceptionnel ay bêtes de qualité comme niñ koy waxee ay bêtes de qualité tey ñu fekk fi ay doomu ki nga xam ne ay sëtu magistrat direct fekk fi doomu cant fekk fi doomu All Black waaye fekk fi tamit ay doomu héritier macha allah ba tey ñu fekk fi doomu Maxuse yi recruter tamit benn jeune mâle boo xam ne comme ni ko Abdourahmane waxee un jeune mâle très prometteur ndax nekk na jeune mâle boo xam ne man damay wax li may wax rek mooy fépp fu xar di laal rek wala fépp fu xar mu yéeg podium di yéeg rek moom laal na foofu tey parce que comme ni ko Abdou waxee kan mooy baayam maître Yade moomu doomu kan la doomu bâtonnier la le recordman xar mi fi indi 120 ci hauteur au garrot hauteur bi jéggi dayoo tey bâtonnier moomu noonu baayam di magistrat nekk champion saladam magistrat moomu baayam di Cheikh Diop nekk champion saladam magistrat moomu yaayam di Aïcha nekk champion saladam magistrat moomu maamam di Jeyna nekk champion saladam kon tey ci côté baayam moom ñaari yaar xar moom mënta gàlli parce que bâtonnier moo jur maître Yade jur ko boo ñëwee ci côté yaayam da nga koy fekkaat ci podium tamit parce que yaayam nekk doomu Mifta direct Mifta ku nekk xam na ne moom mooy xar mi doon xëccoo ak magistrat di xëccoo ak soleil doomu Kumba Gawla bi macha allah ak Lamine kon tey xar moomu noonu wax dëgg yàlla Mifta nekk doomu Gelawaar ak dinosaure Gelawaar moomu ba tey da nga fay fekkaat li nga xam ne moo di Aïcha bi parce que Gelawaar dañoo jël Aïcha teg ko ki nga xam ne moo di Algor ci la Gelawaar juddoo Algor moom nekk doomu Birahim ak Seynabou nekk doomu Tyson direct Tyson nekk doomu Chimère nekk doomu Mamsele macha allah kon xar moomu noonu
lépp lu ñuy wër ci élevage rek wala direct yi ñuy wër yëpp ñaari yaar daf ko dëxëñ mu nekk xar moo xam ne recrutement la nag mi ngi war a ñëw te bu ñëwee élevage yu Kaolack yëpp dinañ ci gis seen bopp parce que du xaru bergerie Sylla Mokhtar rek waaye xaru élevage yu Kaolack la tey ñu fekk fi ay femelle ay doomu maxu sëy ay doomu cant ay xar yoo xam ne seen bàyyi doomu magistrat lañ fekk fi doomu all black bu jigéen boo xam ne yaayam doomu galactique la fekk fi ay doomu jamaa noir te ku ne xam jamaa xam ne fii lañ ko liggéeyee ci Kaolack jamaa noir li muy rëy rëy li muy fort fii lañ ko liggéeyee ci Kaolack. waaw ñëwoon ci descendance jamaa noir. waaw damay ñëw commencé ba ci ay maamam. damay ñëw ci descendance su jamaa noir comme ni ko Abdourahmane waxee comme ñun ay Kaolack waa lañ te dañ cee fier jamaa noir moomu père Modou Niane moo ko juddulu dañoo jël ki nga xam ne damay commencé ci kaw dañoo jël ki nga xam ne moo di Marie Pierre doomu Birahim teg ko ki nga xam ne moo di Boy Séeréer Marie Pierre doomu Birahim la ñu teg ko Boy Séeréer jee juddu jee moomu noonu ñu jël ko teg ko ki nga xam ne moo di Elias jee moomu ñu jël ko teg ko ki nga xam ne moo di Lamine doomu Maktoum la Maktoum nekk doomu Lamp nekk doomu Birima nekk doomu Tyson ci la Fat Jara juddoo la fameuse Fat Jara ku nekk xam ko Fat Jara moomu tey nekk doomu Lamine ak jee nekk doomu Boy Séeréer direct Fat Jara moom ñu jël ko teg ko ndaanaan bi ñu doon ooyee Elias xar mi ci bëti bi xar mi ci yàqu xar mi ci LCS bi xar mi ci hauteur au garab Elias moomu noonu nekk doomu Koromak nekk doomu Koromak bu mag Koromak boobu nekk doomu macha allah Pa Mansour macha allah nekk doomu docteur nekk doomu Tyson ah ba tey dama lay dikkaatal ci Fat Jara boobu noonu jee mooy yaayam jee wax naa la ko sànq doomu Boy Séeréer la Boy Séeréer nekk doomu Jibi ak Anta ah Anta nekk doomu ki nga xam ne moo di nekk sëtu Ibou Kébé direct parce que yaayam doomu Ibou Kébé direct la te Ibou Kébé ku nekk xam na ko ci LCS ñu jël ko teg ko ki nga xam ne moo di Jibi ci la Boy Séeréer juddoo Boy Séeréer moomu noonu tey nekk maal boo xam ne moo fi bàyyi Assane 2 di maamu mooy maamu Assane 2 di bàyyi Ado waaye di maamu ndaanaan bi ñuy ooyee Rayaan moom ma di fa dikk tuuti doomu jannatu bi ak ki nga xam ne moo di Assane 2 sëtu Amadou Gaye bi sëtu Birima bi sëtu Tyson bi sëtu Chimère bi sëtu Mame Souley bi ni ko Abdou di waxee rek Rayaan fa muy féexloo xar mu fa yegg kulandeer di ko nuyu de passage ñoom ñi yor ay doomam bàyyi Gloria bàyyi Violette macha allah bàyyi Sophia bàyyi Sabadola bàyyi Miss Sénégal wala maamu Miss Sénégal kon tey xar moomu noonu tey ci lignée Boy Séeréer bi la bokk tey ñu fekk fi seeni sët bu ñu ubbee box yi léegi tey Omar ñi ñëw gis fi xar boo xamante ne papa ji doomu Roi Bachir la yaay ji doon doomu Pelle Mbaye Omar lan nga ñuy wax ci xar boobu ak xar boobu noonu tey fan la war a mën a yóbbu bergerie Sylla Mokhtar parce que ku wax Roi Bachir da ngay wax doomu Saalum Roi Bachir yaay doon doomu Bachir doon doomu Jeyna ak Jibi tey Roi Bachir Saalum ku ko wax doomu Mansour nekk kan doomu Algor nekk doomu Birahim Sarr tey Saalum jur Roi Bachir ñu jël Roi Bachir sëtam teg ko doomu Pelle Mbaye femelle boobu judd ci te Omar lan nga ñuy wax ci femelle boobu noonu ak yeneen moromam yu fi nekk nga résumé ñu ko bu baax a baax ñu xam bergerie Sylla Mokhtar fi mu toll ci wàllum base de femelle actuellement ak fan nga ko war a mën a yóbbu bu ñoom maître kii ñaari yaar ñëwee. waaw Abdou loolu dañ ciy sawar tontu la ci rek beneen yoon muy xar bi nga cité wax dëgg yàlla ku fi ñëw mu neex la lool muy Fanta. baayam nekk doomu Roi Bachir yaayam nekk doomu Pelle Mbaye kon kii Birima Buya nijaay la ci moom. parce que kan mooy Pelle Mbaye mooy doomu Biram 2 ak Khady Diouf dañoo jël ki nga xam ne moo di Biram 2 nekk doomu Cheikh Yirim nekk doomu Lamp Fils nekk doomu Lamp nekk doomu Birima nekk doomu Tyson ñu teg ko kan Khady Diouf Biram 2 moom lañ jël teg ko Khady Diouf ci la Pelle Mbaye juddoo kan mooy Khady Diouf mooy ki nga xam ne moo fi jur tey Nations Unies Khady Diouf moom doomu ñaa nekk doomu Tyson Junior moom it nekk doomu Tyson direct kon tey moom lañ fi fekk baayam nekk héritier nekk doomu Roi Bachir macha allah comme ni nga ko waxee Roi Bachir nekk doom ci ki nga xam ne moo di Saalum yaayam nekk doomu Bachir
parce que Bachir lañ jël teg ko Flavia mi nga xam ne moo jur monstre jur Saloum ci la yaayu roi Bachir. macha allah Omar tey suñu yaram tàng na te fi mu toll nii bu ñu fi toogee mun naa ne géej lañ fi jógee parce que wax ji neex na neex goo xamante ne te si la Muxtaar dafa nekk ci yoon boo xamante ne femelle yi dañ ciy wax ba sonn mais li fi nekk wax dëgg fa yàlla mënuñ ngaa jeexal ci base parce que boo xoolee da ngay xool boo demee ndax fekk fa Bédika seen i suus ñu ngi fi nga dem Galoya fekk fa Abukan seen i suus ñu ngi fi nga dem ci Maxusey moo Dramé seen i suusan fi tey maanaam foo làq rek ci éleveur bu mag rek tey si la Muxtaar dem na fa jël fa champion indi ko fi daj pour éleveur Kaolack di ko xool seen xol seen tey ñu ñëw pour wan leen femelle yi ngeen xool ko xam ne fii li fi nekk du ay caaxaan te du ay fo li ñuy wax nag bergerie si la Muxtaar fa mu yegg ci élevage éleveur bu fa yegg da nga kulandeel maa leen ko wax nag Abdourahmane Siré ci kàddu bi. waaw ma sàcc waxaale leen ngeen dégg xam nga yéen bergerie laa yërëm bergerie dina concurrence bergerie bi ko nar concurrence yërëm naa la fii lu mu liggéey nii maanaam du ay caaxaan concurrence ko yërëm naa la de lu leer naa la fa mu jëm nag ka nga ma nar a fekk barki Cheikh Dia yërëm naa la bii bu daaw dina la topp dina la sonal nag bergerie Montagne for never sama gars yi neen dem xool si sëy waaw sama gars yi comme ni ma leen ko waxoon woon rek xam naa nag gars yi ñu si bëri avant ñu ñëw fii yëguñ information mais ñun taxaw nañ Agoro wax gars yi ne buñ ñëwee fii loxo dans sa gémmiñ waxoon naa ko waa Agoro yëpp dama dégg te man moom góor sa wax ji rek la ma wax dama koy def comme ni ma ko waxee woon tey ñu ñëw fii fekk champion bii kii ku ko xool xam ne kii BDK la juddoo bergerie si la Muxtaar fa ñuy féexloo bergerie bu fa yegg dama kurandeer BDK la juddoo fa Galaxy nekkoon fa Farman nekkoon fa First Choice nekkoon fa Subeeru nekkoon fa la juddoo champion yu bëri fa la ñuy yeewoo tey kii doon doomu All Black boo ko waxee da ngay wax Subeeru doon doomu ak première dame doon doomu Boy Séeréer koo xam ne moom ci champion yu bëri ci LCS bi ci wet gi ci dayo gi Maja doon doomu Algor doon doomu Birahim ba tey yaay Maja doon doomu Birahim mën naa ne daal fii nekk ko yéeme na trop parce que kii bàyyam ba tey mu ngi fa bataña nekk vice champion Saladam fa bataña nekk bergerie Baraka bu Omar Cissé kii bàyyam mu ngi foofu actuellement kon moo lay wan ne kii bi ay foo tëdu ay caaxaan yaayam nekk doomu Galactique kan moo ko jur Galactique Limousine moo ko jur Galactique nekk sa Ousmane Diagne Galactique nekk doomu Biram 2 nekk doomu Cheikh Yirim nekk doomu Lamp nekk doomu Birama nekk doomu Trisel tey Birama moom moo fi jur Lat Dior jur fi champion boobu ñuy wax Linguère jur fi ba champion femelle bi ku ko xool ci bëteem corne bu mu yore Moussa xool femelle bi ci melokaan bi mu yore xool robu roi Bachir xoolal robu femelle bi xool xar yi Saloum Moussa kii papa ji doomu roi Bachir la roi Bachir koo xam ne yaay doomu Bachir la roi Bachir nekk sët ci Flavia nekk suus bi nga xamante ne mooy suusu baylaay bi ci Saloum waaye ba tey Saloum bi jur roi Bachir yaay ji nekk doomu màggal boobu nekk Tëngéej kii yaayam nekk doomu Pelle May koo xam ne moo fi bàyyi biir moo fi bàyyi léegi ci mbir Pelle May moom nekk bàyyi ca champion boobu ñëw Arama Sall li mu talaa xamoon rek Sénégal du yomb parce que Kaolack ay champion fi nekk ay ndaanaan ñoo fi nekk fii waaw Biram 2 jur Pelle May jur Galactique ñaari xam ne boo xoolee ci dayo xool leen ci yàq xam ne Biram 2 bu gën a moom dafa ñu ñëwaat fii fekk doomu Maxu Sëy bii di leen bàyyi Moutala Touré mu présenté leen parce que moom dafa jël xar def ko xaram xam waaw élevage sans frontière waaw kii may présenté fi may Barikalla waaw Barikalla nii maanaam si xool nii rek si phénotypement soo ko xoolee nii rek kon nag maanaam xar maam ak maturation waaw ñu ne di kan moo ko jur Maxu Sëy
moo xam mu doon maanaam bu fekkee ma indi fa mensuration yéeme gars yi ne ay sóob la fexeel ma la ndaxte ay copains ñoo ko waaw copains ñi kat muy jaaj muul waaw moo ko ñu jóge ko moo ko dam maanaam sectoriel génne mensuration yoo xam ne mensuration mbaam la mbaam 170 LCS xam moo génnee ko dina mbaam nga waaw kooku moo jur kii nii kii yaayam doon doomu cant bokk maanaam si ku ma cant nekk doomu Petit Dramé man li ma wax dama xam baax nag béykat maam laa gis maam sama béykat la maanaam ba muy doon ba jaay xar ba daa busoo mu jaay xar di jaay dama ko xam moo tax ma ne maanaam xar mi kii élevage mënu bañ kii nekk doomu moo ko sëy ndax xam naa leen nag daanaka doom moo ko sëy dañu doon tànnee uniquement ñu ne premier dame mu ngi jur si biiru président mu ngi Boy Galoya moo jur maanaam Fourouz mu xar bi ni Papi Dieye waaw sama gars yi ko ndax moo ko rek lu dugg nag xaalis kii bi macha allah daa la woon soos nag si nem daal si ayo doom dafa maa si ginnaaw waaw ba tey comme niñ ko waxee rek fii ci suñu bergerie Sylla Mokhtar tey ñu téewaat fii ay tëng tamit ñoom xam nga tamit ci base de femelle bi la ay di door a tëggu defaguñ sax production kii mooy kan kii mooy Faturé awa buuru këram nga xam ne mooy awa grand bi ñu koy nuyu moom baayam nekk doomu magistrat. xaaral ma nag jëlal ma Faturé nii nekk si émission Faturé xool waaw Faturé noonu waaw moom mooy Faturé papaam nekk doomu magistrat yaayam nekk doomu roi Bachir moom tamit kon ñu mën a xam ne bergerie Sylla Mokhtar magistrat daf fee saf-sàpp waaye li nga xam ne moo di roi Bachir tamit daf fee saf-sàpp waa kër Saloum Abdourahmane ba tey kooku talaatee mooy Dip moom nekk doomu Jama Noir moom tamit Jama nekk doomu Fat Jara ak Elias kon kooku sëtu Koromak la sëtu Tyson la mooy Dip ba tey kii mooy Ami Mbacke Thiam mi nga xam ne mooy suñu athlète bi Ami Mbacke nekk doomu góor a nekk doomu Koromak directement ku xam Koromak xam ko bergerie Khadim Rasoul bu Omar Sow Koromak moomu tey moom moo fi juróom ki nga xam ne moo di Elias comme ni ma ko waxee sànq Koromak moom moo jur Elias Koromak moom moo jur ki nga xam ne moo di góor a jur ko moom mii Koromak moom di maamu Attila parce que Attila doomu Elias la kon ba tey moom yaayam nekk doomu Bachir direct Abdourahmane moom Ami Mbacke Thiam mi yaayam doomu Bachir direct macha allah doomu Bachir bu jigéen lañ jël Koromak mu judd ci premier portem ñu ngi koy ñaanal yàlla ñoom ñëpp ñu wàccee ci jàmm waaw sujet yi daal lañ tàmbali pour liggéeyal bergerie bi di ñaan yàlla defal ñu tawféex ak yéen ñi nga xam ne yéen a ñu seet si tamit ñu kontaan ci lool ngeen fekk si ci suñu bergerie seen bergerie parce que Omar fu mu nekk rek wala bergerie bu nekk bergerie waa agro bu Kaolack bergerie Abdourahmane la bergerie Mourtala la bergerie Aliou la bergerie Ali la bergerie Moussa la waaye bergerie tamit waa Ramsa la te Ramsa ak agro benn lañ parce que ñun ñëpp Kaolack moo ñu boole kon tey si pour présenter leen ko wasalaam. waaw Moussa ki mooy yéene kii nag Omar moo koy présenté waaye dafa am lu am solo lu mu ci bëgg a wax xam nga nag des fois éleveur day yor loo xamante ne moom du ko xam éleveur day yor loo xam ne du ko xam man dama forcé yooyu laa ñu ne grand ñaari tour la ci bëgg a def xaw ma benn tour génne ko grand kii boo ko génnee doo sa loxo si ëkk de kii keremu élevage la keremu élevage kii bàyyam moo nekk bergerie Baraka bu Omar Cissé fa lay mottalee liggéeyu batañe xam ni mottale liggéeyu batañe du ay caaxaan te kii yaayam moo ko ëlbalaat ñoo bokk maanaam day sans fixe la kii li mu yore moo ko moom dafa dëggu ci moom ay problème tànk ak ay maturation bu mu tax a génne ko gis nga kii ay doomu bàyyam laa lay wax tey grand kii Kaja mooy maamam Kaja Sofia moo ko jur Sofia nekk doomu Ama Baldé Ama Baldé nekk doomu Lamp Fils Lamp Fils nekk doomu Lamp nekk doomu Birame nekk doomu Tyson tey Kaja moom yaayam dafa dem Saladam jël ko demaat jëlaat ko jël deuxième loolu benn famille moom mu nekk Sénégal muy maamu jur muy Sofia moom Sofia jur Kaja yebal ko Saladam Sofia Kaja jël Saladam Kaja dem jur ñoom Forman jël Saladam Kaja jur noomu Kamel jël Saladam Kaja moom nekk maamu Teranga dem jël Saladam kon kii bu ñëwee rek am problème wala mu xaw a am lu mu jege de rek gannaaw bu mu tax nga kii ko tey ko sa fukki loxo juróom-ñaar kii xaru or la de leer laa la wax ay wax nag bu mu tax nga génne ko te élevage boo muñut doo muñ de boo muñut moom doo muñ bu ko defee seen na Omar ñu lay jox rek nga présenté mal waaw Abdou comme ni nga ko waxee rek kii mooy yéene nekk doomu All Black wax dëgg yàlla
ba pare yaayam ak yaayu All Black bokk ndey ak baay donc sans fixé la ci li nga xam ne moo di All Black fan yi dafa xaw a def benn faux pas bu ndaw tànk bi doon métti moom lañ tabax nii sax moo ko xaw a wàccee nii mais bu dee auteur au garab dañ koy gis ci moom bu dee LCR dañ koy gis ci moom waaye tamit rawatina ay doomam tàmbali na fi liggéey BDK la juddoo biir BDK la juddoo mu jugee ci Khadim Thiam direct ñëw fi kon comme li Abdourahmane wax rek ay wax ci kaw la mu tax ñu ne xar mi gis nañ ay doomam gis nañ ay production donc soxlawuñ ci moom benn tur soxlawuñ ci moom ñaari tur waaye base de femelle lañ soxla ci moom tey kii base de femelle bi ñu soxla ci moom mu def ci ay doomam auteur bu leen fi ñaari yaa fekkee daf leen di guddi ay doomam yu jigéen buñ leen tegee ñaari yaa bu leen fa fekkee da leen di guddi ku xam All Black xam ko ci auteur ku xam bâtonnier xam ko ci auteur kii nekk doomu All Black ba pare ñu war a indi surtout bâtonnier direct mu war a tëb ay doomam kon loolu li Abdourahmane wax ku ay wax tax nga nar a génnee xar mii nga xam ne xar mii fa muy féexloo xar mu fa yegg ko laa waaw champion tey yow yaay borom bergerie Sylla Mokhtar tey lan moo la motivé ba nga def investissement bi ci xar yi lan moo la ñemeloo ak leen ñoo la dee ba nga def lu mel nii tey bu gis li xam ne lii du ay caaxaan ay xaru ndaanaan lu fi indi xam naa ne ñennoo lañ set li ngay naa ñennoo nga lañ set génne nga ay millions jënd xar yi tey champion ñu wax la ñu war laa laaj ay question nga war ñoo tontu ci par rapport ak base de point de indi fii ak recrutement yi nga war a def fan nga bëgg yegg ci élevage. Salaamaaleykum maa ngi dégg ñëpp di leen ziare ak képp ku ñuy seetaan rek di wax ne lii lépp passion la tey tamit ñun doomu kaw la war ñoo toppee bu ñu ñëwee fi gars yi ñu xool lu gars yi génne ñu jël indi dañu xool fi gars yi yem ndax élevage bi léegi lu ñu liggéey ba pare la ba mu sotti la kon nag su la ko yàlla mën looyee nga am équipe bu mel nii nga xam ne nii du ma fàtte Younous Ba nga xam ne ku yàgg ci élevage ba am expérience bu doon moom du ma ñemee indi lii parce que lii tamit dafa nekk loo xam ne soo koy indi kaw la da koy teg ci loxo yoo xam ne ni koy gérer comme man toogu ma aussi su ma gisee ko ñoo xam ne nii ku mel ni Omar Younous Alassane te sawar ci élevage bi gën ma kaa bëgg man adduna lépp ñaar la expérience ak moyen ñoom am nañ ak expérience yi man yàlla suturaal ma ba man leen di recruter du ma dem di topp li gars yi jasal di ko indi damay xool topp bi indi ko fii Kaolack pour léegi aussi parce que Kaolack dama koy faral di wax ne ñun kenn waruñoo juuti ci élevage dafa laaj espace mais aussi fii mooy bassin arachidier ngooñ bi fii lay jógee di dem fu ne kon ñun ñoo war a juuti ci élevage kon foo tudd du ma tudd ñi yeneen raison yi mais tey Kaolack warul des benn yoon ginnaaw kon nag li fi jot a wax yëpp amul leneen luñ ci tegaat ñaan rek ñun jeunesse Kaolack bi ñu gën a góorgóorlu ñoom suñu bopp xam nga lépp lu baax jéem ko indi Kaolack jéem a tamit liggéeyal Kaolack liggéey loo xam ne nit suñu yeneen i naw la day yow jël si ko yóbbu loolu daal moo waral góorgóorlu bu toll yi ak tamit ak yéen en tant que jeunesse boo xam ne ni vraiment am ngeen passion ci élevage bëgg ngeen ko te tamit kuy tëgg kuy wàññi sa dëkk moo yàlla te nee nañ bay sa wéru tànk nit man kaw doomu kaw la juddoo kaw la yaroo kaw la te nit ku nekk comme li ancien président américain di wax war na xool nan la defar réewam au lieu muy xool lan la ko réewam defal ndax ñun ñëpp tey suñu réew moo ñu tollal li ñu toll lu ñu xam suñu réew moo ñu ko defal kon dafa laaj tamit ku nekk bay sa wéru bay sa waar te li nga xam ne ni moom nga mëneel loolu moo waral li ñu ngi leen di encouragé ñëpp ci gën a góorgóorlu ci élevage bi parce que tamit passion la rek ak bëgg-bëgg ak bëgg yëkkati kaw la ci beneen niveau beneen level moo waral góorgóorlu bi yëpp mais nag kenn benn loxo du tàcc foo ñun ñëpp ñu jàpp ci xam ne lii pour uniquement bergerie Sylla Mokhtar waxuma la bergerie Sylla Mokhtar moom mooy bopp bi mais Kaolack la mais Sénégal la parce que tey avocat la mu liggéey tey ñëpp ci gis seen bopp moo tasaaroo ci Sénégal yëpp lii tamit bu ko Kaolack liggéey rek nit ñi ñoom lu baax fu mu nekk rek ñu jëli ko. ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. ku la xam-xam ne ñaari yaar mu ngi waaj yoon mu ngi waaj ñëw mu ngi ci yoon di waaj ñëw. jeune mâle bu jéggi dayo jeune mâle bu am avenir jeune mâle bu am ndey jeune mâle bu am baay jeune mâle bu am deret
tey ñaari yaar moom lu war a ñaari yaar champion ndax dañ cee bëgg a buddi sa xarit wala nu mu fa demee noonu ba tax nga dem jëli surtout batañe direct pour gars yi di bëri seen motaar pour woote liggéey. ok ginnaaw bu ma yàgguma ci élevage mais yàgg naa ci parce que am na koo xam ne def na 20 ans ci élevage man ma def ci 2 ans fekk sama 2 ans yi moo ëpp 20 ans parce que man sama 2 ans yi dama jël sama heure yëpp exploité ko ci élevage. macha allah maanaam dama koy déglu suba ak ngoon bu ma nekk sama lépp élevage la amul leneen maa ngi koy déglu tey tamit ñi nga xam ne ñoo jur ci élevage dama leen di déglu tey tamit dama leen di déglu ginnaaw bu mu leen déglu aussi tamit li ma jëlee ci ñoom moo di ne élevage bi tamit duwul ay naxasax duwul ay tâtonné ay calcul la quoi ay calcul la waaw ginnaaw bu ñu amee base bu mel nii wax dëgg nag doo wuti nag ay yeneen ni ay n'importe quel mal di leen fa teg yaa ngi dégg léegi nag soo indee nag ku mel ni yéene ku xam yéene di doomu All Black ñoo xam ne nii tey dañuy defal base de femelle boo xam ne nii lu mucc ayib la kooku soo ci paree wax dëgg war nga toog loo xam ne dañ ko organiser doon loo xam ne nii daf koy jëmale kanam waaye du ko sax yemale foofu wala mu koy delloo gannaaw moo tax nag nga dem jëli koo xam ne nii dafa nekk le résultat du 2016 waaw le résultat xam nga 2016 magistrat moo fa dajee ak Mifta werante bu rëy am fi ñaari at day ñëw rek àtte leen te nag àtte ba mu ngi ñëw ci kanam de incha allah. mais Jacob yow da ngay takk rajo ni ngay waxee nii. ku ni ngay waxee nii ku la dégg xam ne da ngay takk rajo. tey ñaari yaar ak bâtonnier. lan la ñaari yaar war a mun a def te bàyyam def ko sa gént bii parce que da nga wax ne magistrat ak Mifta. Mifta fois la sonné woon magistrat. tey la nga gis ne maanaam tey boo xoolee yéene ay pommes mand lay def. ay xar yu rëy lay def. kon ñaari yaar bu ñëwee fii def nekk ci côté yaay ci côté dinosaure bi ci côté Gelawaar bi ci côté Aïcha bi ci côté Jéena bi def yenn xeeti pommes yooyu noonu boo paree buddi leen indi Linguère bi indi Cheikh Diop bi def lu mel noonu boo xoolee Cheikh Diop yaa ngi doon tëj la ngay tax lu meloon ci femelle tey ñaari yaar lan la war a mën a def loo xamante ne lu particulier lay doon ci moom mu doon identité bi mu koy def ci ay doomam lu bàyyam def lu maamam def di ba tey. li fi nekk ci subéeru bi ci base de femelle bi. kooku mën naa la wax ne la maanaam fondement la boo xam ne nii loo ko teg ci loo flore boo ko teg maanaam étage loo ko teg rek mu ñëw. soo defee fondement bu dëgër nag boobaa la ca tegu. fu sa doole mën a yem rek la. te ñaari yaar bu ñëwee kat kooku moom fu doole élevage yem moom foofu lay tàmbalee nag. waaw foofu lay tàmbalee. incha allah parce que tamit tey ku gis base de femelle bi nga xam ne nii macha allah am na doole am na RCS lan moo leen manqué li ci des daanaka liggéey bu sotti la kon liggéey bu sotti nag wax dëgg nañ fexe ba buñ ko yàq ni pousse bi duñ ko mujjee muy réeré si macha allah loolu doo nga tax ñu leen jëli ñaari yaar parce que tey boo tegee ñaari yaar man gisuguma beneen jeune mâle bu tolloog ñaari yaar ci jamono jii boo xam ne ni tey fu ñaari yaar di yendoo moom dana fa dugg waaw moom dana fa bu fa duggee moom day ko laan dem bu duggee kaay ci wax incha allah macha allah waaw mais damay profité ci ñaari yaar sama benn xale bi jox Fata Diop di sama mbokk ci nekk ci diaspora bi wax dëgg ñu ko bëggoon bari lool te ñoom ko gën a mën a am bu dee la moyen kese mais mu gis Abdou Fata Diop waaw mais mu gis nag ni may góorgóorloo ci élevage bi mu ne ma xoolal kii du ma ko jox kenn boo ko bëggee yow laa koy jox ndax yow ni ma gisee ngay góorgóorloo ci élevage bi ñun ñëpp dañ ci war a jàpp waaw moo tax mu ne ma kenn du ma ko jox kenn boo ko bëggee yow la man bu jël jaar yaa bu ñuy déggoo ci biir fayu ma ko de mu ne ma foo bëgg ma yóbbu la su ma ko bëggoon ba indi ko kawam dama ko doon indi kaw mais boobu temps nag boo gisee indi moom kaw la xam nga deuxième point yi boobu dafa amoon booy bu fi nekkoon di si jàpp mais foofu beneen baiser la yoroon mun ko complet léegi nag boobu Omar ñëwagutoon moo tax ma jël ko làq ko jox ko sama benn frère moom tamit ku bëgg élevage bi ñu jox Modou Abdoulaye mu ngi nekk jege foofu mais comme Omar ñëw na te xam naa ne Omar moom élevage moom kenn dootu ko présenté incha allah bientôt rek ñu indi mu ñaari yaar macha allah mu teg ko loxo bi soobee yàlla. sa dernier mot la ñu wax ci dernier mot. waaw dernier mot li may wax rek mooy ñun en tant que doomu kaw la dañ gën a góorgóorlu ci waxuma rek ci élevage kese dañ ci lépp
ñun war ñoo des gannaaw dëkk Cheikh Ibrahima Niass ah Cheikh Ibrahima Niass kooku du régional du national kooku interne kooku mondial la ñun waruñoo des gannaaw ci lépp nag waaw surtout Sénégal nga xam ne nii ñun ñi fi nekk ñëpp wax dëgg macha allah nañ gën a góorgóorlu yal nañu yàlla defal tawfiq ba nga xam ne nii élevage Kaolack dañ ko dégg fu nekk loolu daal laa jàllale ñëpp macha allah. macha allah sama gars yi kontaan nañ trop ci berger Sylla Mokhtar ci sujet yi fi nekk ci Omar Sow mi nga xamante ne moo yore woon moo yore wàllum entretien xar yi yore lépp tey ba ci borom berger Sylla Mokhtar ku dégg li mu wax xam ne maîtriser na élevage bu baax a baax ku dégg ni muy waxee xam ne aussi mu ngi dund élevage waaye ku dégg ni muy waxee nga xam ne dafa nekk ci guddi gu leer naññ nekk ci lëndëm lampe bu ñu taal ak guddi gu lëndëm kiris kenn du leen dëkkale dafa gis yoonam defar fondement bu baax a baax sotti ci ay béton yu saf-saf war kaa yëkkati nag ñaari yaar la moo ko yëkkati ñaari yaar xam naa ne ñu bëri dañu laaj photom waaye bu soobee yàlla Omar Sow moom communicateur la man communicateur la Moutalla Touré communicateur moom lañ soxla Baye Cheikh Mbaye communicateur la internet bi yëpp danañ xam ñaari yaar bu soobee yàlla képp ku ko bëgg a xam rek bu soobee yàlla dangay dugal photo yi ci telegram yi dugal ko ci Facebook yi dugal ko ci groupe WhatsApp yi bu soobee yàlla ñaari yaar nekk sëdu champion boobu sëdu Badañe nekk sëdu dinosaure nekk sëdu Gelawaar waaye nekk sëdu Aïssa di leen wax ne ñu ngi jàm fii ba beneen yoon ci yeneen bergerie ci yeneen éleveur ba ci yeneen dëkk garab